Asalaamaaleykum suma gars yi et donc une minute rek ma woo team bi on va discuter un peu de l'affaire Mamadou Ibra Kane ou MIC tel sigle turam yi di ko wane de temps en temps dafa war ni MIC li ma ciy wax nag tey du bari c'est juste benn constat bu ma def constat bu ndaw la rek bu ma def boo xam ni ñun sénégalais yi war nañ souvent di ci bàyyi xel mais ñenn ñi aussi war nañu koy moytu. Donc asalaamualeykum sama gars yi comme d'accoutumé di leen nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam. Donc Sénégal comme ni muy xewee chaque jour tey moom Mamadou Ibra Kane moo teggi gaana gi waaw tey moo teggi gaana gi et je vais vous dire naka la teggee gaana gi yéen ñëpp gis ngeen tey chronique am bi mu def. Interdisant à la limite sax laay wax que ni du man sax interdire mais c'est comme si moom moo décidé kan la kilifa gi war a gis ak kan la warut a gis. maa ngi gis aussi des gens ci net bi tamit ñi ngi soutenir li muy wax parce que soit ils ont des problèmes personnels avec ñaar ñi nga xam ne mooy les deux concernés soit Assane Diouf soit Clédor Sène donc moom ci ni mu tënkee mbir mi ñaar ñooñu ñu bon lañu kilifa gi waru leen gis. man suma xalaat bu ndaw rek man li ma ci am mooy Cheikh Mouhamad Sidiqal Akbar man sax man sunu Sidiqal Akbar man laa koy wax Xaadimu Rasul moom moo ko fi représenté kilifa gu mag gi man jàpp naa ni lenn ci li ko yàlla may mooy ku dëng mu jubbanti la donc gàgganti moom rôle ci li ko yàlla may la donc nit koo xam ne kilifa goo xam ne kat yow fa yàlla fa nga taxawee yow lu daanaka lu bon ci jamono. yow yàlla may na la nga jubbanti ko man jàpp naa ni du benn Mamadou Ibra Kane moom moo war a taxaw naan kii la war a gis wala kii la warut a gis ay ñoom Macky Sall ak ñooñu ñoom war nañu décider way ku sa CV xaw ma ku sa casier judiciaire am problème waruñu la gis ak yooyu yàlla ñoom fa lañ toll mais kilifa gu toll ni sëñ Mountakha Khadimou Rasoul kooku jàpp naa ni képp ku dëng sax war nañ la may la possibilité à ce que moom mu gàgganti la. man nag neew ma Assane dafa dëng man neew ma Clédor dafa dëng loolu c'est ça c'est la réflexion de MIC de Ibra Kane mais man li ma gëm mooy ñooñu sax ñoo ko gën a jub moom man loolu laa gëm parce que nag ñoom à la limite ñi ngi àndal ñi ngi gën a jox baat ñi ngi gën a jox gëdd ñi nga xam ne en réalité ñooy sàcc alalu askan wi donc ñoom jàpp nañ ni ñooñu ñooy ñi kilifa gi war a recevoir mais buñ ko tegee foofu problème day am parce que na ma yàlla ba jéggal lañ ma ci li may wax kilifa gi am nay boromi tur yoo xam ni kat ci biim réew dañoo jël alalu askan wi dóor ko ni toog ci et pourtant dem nañu te kilifa ga est-ce que yéen a ngi dégg et pourtant kilifa gi recevoir naa leen sans xàjj ak seen kilifa gi en réalité lu ñu constaté te li nga xam nit bon mi ngi koy doxee loolu moom du ma ni yoonam nekku ci mais képp ku ñëw jox na la sa wàccuwaay te wax fa dëgg neex yàlla kilifa gi fi mu taxaw ñun de bu ñu sañoon ñoom ñi nga xam ne ñooy wax ñu am taxawaay yu ni mel parce que kat problème ba mu amee ba tey kilifa gi dafa taxaw fa mu war a taxaw te wax fa dëgg neex yàlla ñun xaarewuñ ko lu dul fa mu taxaw mais donc du benn Mamadou Ibra Kane moom mooy ñëw taxaw naan kii la war a gis wala kii la war a gis donc bu fekkee Sénégal àgg na ba foofu rek problème day am ceci dit que ni ñi dëng ba àdduna di tukki kenn du leen gàgganti ñi jubit ba àdduna di tukki duñu am yeneen référence yoo xam ne danañ ci gën di jàppandu te ñun bu ñu xëyee di gis ni kilifa gi di doxee acte yi muy posé en fait dañuy fier dañuy xam ne kat wax fa dëgg neex yàlla ci réew mi kilifa gu mat kilifa mi ngi fi waaw léegi bu ñu demee ba Mamadou Ibra Kane ne kenn dafa am ñoo xam ne waruñu leen recevoir kon man mi nga xam ne man mii damaa dëng man kon man awma chance u kilifa gi recevoir ma c'est ce que cela veut dire léegi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy jàpp alalu askan wi di ko dóor ñoom nag war nañ leen recevoir oui ou non l'erreur est de ñi koy soutenir am nañ ci droit nañu soutenir li Mamadou Ibra Kane wax c'est leur problème Sénégal dafa am liberté d'expression mais comme li ma lire léegi rek nañuy nangu ñeneen ñi aussi leur liberté de commentaire nañ koy nangul ñenn ñi donc Mamadou Ibra Kane bu fekkee ni moom il est libre de dire que ni kat kii kilifa yi war na ko gis kii waru ko gis waaye ñun tamit nañ ñu nangul ñun ñuy commenter ñu ni ko moom it na tëj gémmiñam gi na noppi nañu nangul ni kilifa gi képp ku maanaam au delà sax ñi nga xam ne dañu dëng wala ñi nga xam ni
am nañu loo xam ne kat kilifa gi war na leen ci mën a gàgganti mais nañu nangu ni ñooñu tamit nañu bàyyi nañ leen jox chance mais il est qui lui te c'est pas la première fois dafa nekk nit ko xaw a ñàkk teggin ñàkk jox wor mu kilifa parce que l'histoire nous l'a montré il l'a fait avec le président Abdoulaye Wade mais Abdoulaye Wade c'est un gars boo xam ni dafa am dépassement man gëm naa ni Sidi Akbar Cheikh Mountakha du ci wax gëm naa ni Khadimou Rasoul Cheikh Mountakha du ci wax man gëm naa ko mais Abdoulaye Wade keroog ba ko kii defee lu ni mel bu ngeen xoolee Abdoulaye Wade daf ko ni je pardonne moom dafa avancé dafa jàll ci leneen parce que kooku du interlocuteur am ñi nag dañuy jàpp ni neexi tubaab la mais man jàpp naa nepp ndof la waaw parce que ndof weesuwul ku toll ni sunu kilifa sëñ Mountakha mi nga xam ni kat moom yàlla may na ko kat lu dëng ci mim réew mën na ko gàgganti yow moom Ibra Kane jàpp nañ ni Assane Diouf ak Clédor Sène dañoo dëng jàpp nañ dañoo dëng mais kilifa gi waru leen recevoir moom mooy kan moom Ibra Kane mooy kan moom mooy kan bay toog ci bureau moom di bind ay affaire naan woy sëñ bu mag bi war na recevoir kii war ta recevoir kii daf ko teg ci lan parce que jàpp na ni Assane Diouf toogoon na fële États-Unis di saaga waa léegi man kay saaga nga xam ne dafa wax rek ak ka sàcc alalu askan wi da ko jëf je vous dis kii dafa wax rek mais ñee dañoo passé à l'acte dañoo sàcc alalu askan wi waaye léegi ña sàcc alalu askan wi ñoom ils ont le droit d'être reçus mais ki nga xam ne dañoo sàcc alalu askan wi mu wax ba xolam tàng mu saaga kooku waruñu ko recevoir naa féq baaxul te wallahi al azim lii position naa féq la waaw man fu la neex wooma bu fekkee ni lii nga wax nii mooy li nga jàpp mani da nga position naa féq nga taxawee parce que nag nañu waxante dëgg sëñ bu mag bi képp koo xam ne nag laa wax am na lu dëng ci yow te sëñ bi am possibilité gàgganti la am war nañ ko may chance sëñ bi gis ko donc nañu bàyyi seen tapale yi donc nit ki nga xam ne dafa gis loo xam ne baaxut ci dëkk bi wala ab nit sàcc ci dëkk bi moom mu taxaw wax ni diw dafa sàcc wax ba saaga nga ni kooku amul droit ñu gis ko amul droit kilifa gu mag gi gis ko mais ki nga xam ne dafa sàcc da ko jëfe kooku am na droit avec tous les honneurs mais dans quel pays nous sommes li moo tax bu ñuy wax on dit non parler doucement ak yooyu mais da ngay bëgg di saaga ndey sax mais doo ko tey boo koy def doo ko tey donc sama gars yi bon jéggal leen ma tey il fallait qu'on ose un peu le ton parce que ces gens là à la limite ils sont en train de créer deux Sénégal bi nga xam ne les voleurs de luxe waaw nga xam ne tout leur est permis ak Sénégalu baadoola gi nga xam ne booy kaas sax ñu ne yow yaay dëmm bi yow à la limite c'est ça fii boo fi nekkee bon Cheikh Bara waaw mais loolu dama ko seetlu Ibra Kane bu ngeen xoolee sax moom buy def débat sax avec ces gens dafa jàpp ni il est par-dessus tout le monde moom c'est comme ça sa réflexion et d'ailleurs waroon nañ ci am taxaw seetlu jour ba mu posé question Ablaye Wade ba xam nga Wade nag dafa nekk màggetum politicien sax laa wax boo xam ne daanaka booy wax sax ba fa ngay bëgg a jëm xam na ko mais il a montré benn esprit de dépassement mu bàyyi mu jàll mais li ma remarqué mooy Ibra Kane ku ñàkk kilifa la benn Ibra Kane ku ñàkk yar la par rapport ak les sénégalais weguñu daf ñu yab parce que nag bu dee ni moom choisir na ban critère la sëñ bu mag bi war a recevoir ceci dit que ni képp ku dëng ci mim réew te sëñ bi mën laa gàgganti yow jàppal ni amoo chance sëñ bi gàgganti la moom en fait man loolu laa comprendre di bon jéema ko courement mais c'est vrai que ni bon ñoom mérité wuñu sax ñuy def live ci ñoom mais il faut comprendre gars yi souvent seen yi wax fa mu àgg mën nañ influencer ñu bari maanaam imaginez am koo xam ne peut-être il s'identifie à Assane Diouf wala à Clédor Sène mu nekk ci nëngte goo xam ni kilifa gu mag gi mën na ko teg ci yoon bu jub mais bu déggee waa ji li muy wax amaana kooku dootul sax jéem a dem tegu ci yoon bu baax maanaam de comme que kon sëñ bi awma chance sëñ bi teg ma ci yoon bu baax rek bàyyi ma continuer ci li ma nekk mais ñii dañu yor moyen de communication de grande masse laa koy wax mais ay conneries rek à la limite lañ ciy def quoi donc en réalité bu amee ñu war a noppi ci dëkk bi ñoom la liberté d'expression nag dafa am ça on est d'accord mais nañ ñu nangul notre liberté de commenter et notre liberté d'apprécier ce que eux leur liberté d'expression leur donne donc buñ ñu fontoo quoi buñ ñu fontoo fii Sénégal la moom dëgg la il peut mu am na opinion sur tout nit la doomu aadama la mais nag dafa am ay limites c'est pas à lui de décider maanaam kilifa gu mag gi kan la war a recevoir ak kan la wartoo recevoir
waaw bu fekkee ni loolu rek kon sàcc yi nekk ci état bi te nga xam ne kilifa yi ngi leen di recevoir chaque jour bu leen kenn recevoir ati te bu ngeen bëggee léegi ñu génnee liste sàcc yi waaw bu ñu kenn sonal waaw fii gis nañ fi ñoo xam ne ay 7 milliards la ñu toog taxaw bu ñu waxee ñu ne diw moo ñu ko may alors que doomu kooku ba mu ñëwee taxaw doomu kooku dañ ne bàyyi moo ko may donc bu ñu kenn sonal waaw bu ñu kenn sonal donc sama gars yi di jéggalu bu dee ni am na kàddu yoo xam ne xaw na ñagas di ci jéggalu mais bu fekkee ni aussi tamit am na ci yu xaw a jubit ñu jàpp ni daanaka ci li ñu jàng si suñu kilifa yi la rek di ci jéggalu bu wér donc tey moom fii laay oh ok bon y en a qui proposent de nous désabonner ci seen i page bon c'est une excellente méthode parce que souvent ñoom moom la ñu am pour di gagner ay lii mais comprenez tamit ces gens-là souvent ils sont de mèche avec le pouvoir souvent seen mburu seen ñeex laay wax sax seen ñànkatang ci pouvoir bi lay jógee moo tax ñuy xëy di def seen i déngerie yi ñuy def mais Assane Diouf citoyen la am na droit d'expression comme tout le monde Clédor Sène aussi pareil man c'est pas à moi de juger Assane ou Clédor wax fa dëgg neex yàlla sax man dama leen di encourager parce que ñoom au moins ñoom ñi ngi xëy di xeexal askan wi donc mais Ibra Kane mais nga xam ne amul benn acte bu mës a posé boo xam ne sénégalais fii jariñooñ na ci man ñooñ laa gëmul man gëmuma leen ñoo war a noppi mais du ay Assane du ay Clédor donc sama gars yi di leen jaajëfal yéen ñëpp di yemale fii live bi ba beneen sujet bëgguma ci woon nag sori mais dama commencé gis ay gars di soutenir waxi dof yi gars yi di wax moo tax ma ni tey xaaral ma def live tamit ñoom it comme que ñoom it ñi ngi def seen yëf yi dof ñu nit nañu ñëw def yëf yi nit mu leer sëñ bi bépp sénégalais bu jàpp ni war nga mën a dem gis sëñ bi jaaral fa nga war a jaar dem gis sëñ bi pour ñëpp la fi nekkal waaw sëñ bi moo fiy représenté Xaadimu Rasuul sëñ bi xalifa yàlla sur terre la moo ko fi wàccee donc ñun ñëpp a koy gis yàlla nag man fa yàlla man gëm naa ne amul ku bon amul ku baax kanamu yàlla ñëpp a yem waaw bon ak baax ci diggante ñun la ñun doomu aadama yi donc du Ibra Kane mooy lijjanti kan moo bon ak kan moo baax balaa may génn yaa am na suma frère bu bëgg a dugg ñu may ko mu dugg après ma quitter live bi jaajëf sama gars yi man li ma gëm mooy fa yàlla moom jàpp sàq na jaamam ñun ñëpp on est tous égaux devant Dieu mais nag daani yàlla sàq na ñoo xam ni moom ala kulli al moom waaw directeur waaw mon frère noo def na kay tey waaw maa ngi lay ziar bu baax na nga def ñu ngi góorgóorlu alhamdulilah waaw sant yàlla bu baax mais jili li ma lay xamal mooy Mamadou Ibra Kane fi muy waxee xëy na dese nga koo xam boo seetloo fan yi yëpp nit ñi dañuy wax yu baax ci sëñ bi léegi moom mu bëgg la indi lu bon loolu la ci jublu te ci la dëkk xam nga comprendre nga mu dégg fan yëpp ñu ngi wax action citoyen de action yu noble yi sëñ bi def xam la nit ñi di ko partager ba Facebook bi di wàcc léegi moom il faut muy indi contraire bu wax ne ni sëñ bi kat def na lu baax lu mu deful mooy recevoir na benn saagakat loolu la ci jublu c'est pas la première fois Mamadou Ibra Kane di am réaction nii ci suñu chef religieux yi moom du kenn tojul fenn ci journaliste tojul fenn waaw te gis nga nag je respecte les journalistes mais fi ñu teg seen bopp lañ nekkul journaliste xam nga lan la gis nettali ak gëstu laaj amul leneen waaw gis nettali la loolu mooy journalisme mais ñoom chantage yi ñuy def nit ñi ba yeneen kilifa yi di leen tontu dañ cee profité ba bëgg a toog ci kaw nit ñi mais li ma la bëgg a xam ne Mamadou Ibra Kane ci jublu lenn kese la mooy fan yi ñëpp a ngi naan sëñ bi macha allah Sénégal bu tàkkul moom moo tax ak i moromam na mais dëgg la waaw loolu la bëgg a yàq moo tax moom mu bëgg maam ci biir waxin dafa bëgg wax ne sëñ bi dafa juum waxin la parce que bu nee sëñ bi warul def nangam rek nangam diw bu ñëwee diw waru koo def rek mooy diw dafa juum loolu la ci jublu te loolu muy reewande ak xamadi gu mat secrétaire moom rek waaw bari na ci maa ngi gis si net bi kay moom gëmul sëriñ gëmaanul sëriñ kon na bàyyi sëriñu jàmbur moo gën muy indi ay contradictoire naan ay sëñ bi dafa juum loolu la bëgg a wax na ci jaar ci dégg bi sëñ bi dafa juum la bëgg a wax moom dallu Assane Diouf moo ko gën ci Sénégal Assane Diouf problème bu ma ne dallu Assane Diouf moo ko gën ci Sénégal waaw moom xam nañ kañ lañ ko jox signalam seen signal télévision veille des élections la leen jox seen signal lu ko waral pour ñu tëj seen gémmiñ kan moo nekk ci ginnaaw Macky Sall mais léegi sëñ bi warul gis Assane Diouf warul gis Clédor Sène mais est-ce que sëñ bi war na gis kon kuy promouvoir góor jigéen ci Sénégal c'est ça man looloo sama problème. waaw est-ce que kon sëñ bi war na gis kuy promouvoir góor jigéen ak ku sàcc alalu askan bi ak koo xam ne lu mu la soo ba ngoon du dëgg te yaakaar naa bàkkaar bi gën a rëy ci bàkkaar yi mooy bàkkaaru fen noonu la ko lislaam waxee waaw mais kon est-ce que sëñ bi war na recevoir fenkat ku naan dama doon neexal campagne est-ce que sëñ bi war na ko recevoir
te ku ne xam ne ay promesse électorale mooy lii laa bëgg a def lii laa defoon ay nit seet si la nga ne leen man kat dama doon neexal campagne dama doon wax du woon dëgg ci man boobu laaj Mamadou Ibra Kane waaw mon frère maa ngi lay bàyyi nga àggale mais sa intervention kontaan naa ci mais merci beaucoup dégg nga. macha allah donc daanaka moom wax na lépp wax fa dëgg neex yàlla gis nga en fait c'est ça qu'on a besoin ay kilifa yu mel ni Thiam nga xam ni dañuy leeral askan wi en réalité vous avez gis nga tant que yaa ngi déglu nit ñi rek di nga gis dégg-déggin façon dégg-déggin bu nekk donc li tax liberté d'expression am solo mais dañ koy teg ci yar donc comme moom ni mu ko defee yéen a ngi gis comme moom ni mu ko defee ñëw na wax na xalaatam teg na lépp wax fa dëgg neex yàlla ci yoon mais léegi kon ñun ñuy laaj kan mooy Mamadou Ibra Kane moom kan moom ba sëñ bi war a recevoir jaam moom mooy kan moom mooy kan moom mooy kan yaa Modou Khayri Mbacke kii di que sëñ bi yërmandeem pour ñëpp la walaay pour ñëpp la man dama jàpp ni waa ji bon gëwuma ni dafa ñàkk xam man dama ñàkk yar laa ko jàppee ñàkk yar te gëm naa ne nag yi muy def nii bu ko bawut dina ci góomee loo xam ne bu sañoon du ca dugg waa Sénégal ñun nous sommes pas ces France là duñu pays yooyu ñoom yooyu ñu gëm lañ leen jàngal ci école yi ñu tari ko ci la ñuy ñëw di sonal nit ñi jàpp ni dañoo raw nit ñi wala dañoo gën nit ñi nous on a nos valeurs nous te ci suñuy valeurs yi respecter suñu sëriñ suñu kilifa yii ci la bokk waaw donc da koy mën mënu ko nag na ci tëj gémmiñam na def ni turam na ni miig ni mu tudd Mamadou Ibra Kane na ni miig waaw donc sama gars yi falaa yamale live bi ba beneen sujet incha allah ñu waxtaan ci jaajëf am leen jàmm yéen ñëpp